suñ doon jël homme de l'année 2017 ñu bëri ñu ñuy waxal ci dëkk bi ñu ngi naan Assane Diouf la gaa Assane Diouf du exemplaire bu baax ci dëkk bi. waaw bu ñu doon fal l'homme de l'année xam nga l'homme de l'année mooy yow da ngay xool nga ne kan moo ki nga xam ne moo gën a fës ci at bii ñu génn loolu moo war a nekk l'homme de l'année wala boog ñu ne la kan nga xalaat ne ci liggéeyam ci man-manam ci kattanam def na li nga xam ne war nañ ko mën a roy won ko xale yi ñu mën a roy ci moom bu ñu basé wu ci deuxième critère bi kii di Assane Diouf man xalaatuma ñemewuma ñu def ko l'homme de l'année parce que l'homme de l'année dafa di koo xam ne bu ko nit ñi xoolee xool jaar-jaaram xool ay waxinam ki doxinam dafa war a mën a dañ ci war a mën a roy mais Assane Diouf dëgg la def na loo xam ne kenn ñemewu koo def te ñaanuma yàlla mu am ñu topp ci tànkam parce que koo xam ne at bi yëpp deful lu dul taxaw ni ci faare rek fu mu bone rek di ko jël di ko yónnee ay nit fu saaga ñaawee mu di ko tibb même bu fekkee ne dafay wax ay dëgg dama ni dëgg boo ko boolee ak ay saaga sa dëgg kenn dootu ko dégg ci say saaga la ñu daa am ñu nekk ci ginnaaw. waaw xam nga nekk ci ginnaaw lu waaye mu mën a def ci monde bi ci aduna bi di nga am ñu ànd ak yow di nga am ñu nekk sa ginnaaw ñu la naan waaw góor ñu la jàppale ñu lay ñaanal xam nga ñaanal rek sax naan yàlla na ko yàlla suturaal yàlla na ko yàlla jàppale loolu nekk si ginnaawam la bu fekkee ne bés bu ne nga nekk di yóbbu sa yaay mag tabaxal ko immeuble comme ni Sénégal waxee nga Sénégalais di waxee ngay defar seen waa koñ rek a kay xel bu fekkee ne heure bu ne nga jóg dem ci jàkka di julli yow ak yàlla ak waa koñ ba ñoo koy xam boo nekkee def ay action yu baax ci dëkk bi yow ak yàlla ak ñi ko fekkee ñoo koy xam mais bés boo defee safaan wax bés boo jëlee sa yaay nga rey ko daggati ko bés boo jëlee sa dëkkandoo nga rendi leen bés boo simee ko yaramu neen tàpp neen ngay dox ci mbedd bi Sénégal ñëpp lay xam dañuy siiw ku def lu baax mën ngaa bañ a siiw waaye ku jóg Sénégal boo waxee musicien sénégalais te boo tàppee ci internet Mbathio mooy génn pourtant Mbathio dafa fi kenn wëy def fi li fi kenn deful toddu fi dara mais nag dafa def loo xam ne benn keneen ñi mu koo def wala boog keneen ñi mu koo def fësal ko. lan la def loolu moo tax waaw li mu def moom du ma ko wax. non Mbathio deful dara dañ ko tooñ mais Mbathio deful dara en plus Assane Diouf bi ngay wax chaque fois day tudd ay tur est-ce que tam du benn problème mu entre ñooñu muy wax benn règlement de compte parce que ñooñu muy tudd tamit gisuñu benn yoon kenn joxe réponse ci ay propos. xam nga man yow doxuloo ci mbedd mi di saaga ay nit man xëyuma dox ci mbedd mi di saaga ay nit mais bu fekkee ni peut-être da nga am koo joteel di nga saaga koo xamul doo ko saaga moo xam nag lan la ñuy jotee yàlla rek a xam man xamuma ko damay maandu ci loola waaye lenn xam naa ko comme ni ko Assane Diouf ci boppam di waxee dañoo yegg ci jamono joo xam ne après Assane Diouf bi ñu ko jàpp ba pare nit ñi dañu war a jàngat lan mooy le phénomène Assane Diouf lan moo waral Sénégal mi nga xam ne kersa fi nekkoon suturalante moo fi nekkoon ñu am phénomène bu tuddee Assane Diouf buñ ci pare ñu waxtaan parce que li ma mës a wax tout le temps Assane Diouf dama ne dafa nekk ci fitna peut-être comme ni nga yaay ji waxee àndatul ak sagom man loolu laa gëm depuis si njëlbeen dafa amoon problème yu sérieux parce que nañu wax te dund ban bàyyi mooy nangu am say doom yoo xam ne dañoo takk si yow nga am sa njaboot am sa karaanga ñu xëy benn journée rek tip yëkkati la génn la ci loolu tey ji bu ko yàlla dimbaliwulee wóorul Assane Diouf gisewaat ak ay doomam bu ci yàlla amulee wóorutul bu fekkee ne jigéen bi jàmbaare boobu Malika wóorutul mu nekkat ak Assane Diouf waaye ban góor bu normal ban góor yàlla mooy nangu loolu ñu def la lu mel noonu te du la am lu mu la déranger. mais moom tam ban raison la am ba war a toog ci net bi di saaga nit ñi. bariwul mu tudd la. waaw bariwul lan mooy problème am. bariwul góor yi mën a nangu lool la. ñu dog la ak sa environnement dog la ak sa njaboot ba yàlla rek nga xam est-ce que di nga gisewaat ak ñoom tey jii lan mooy raison yi man xamu ko nee naa la moom moo xam ak ñoom ak ñi muy saaga ñoom ñoo xam mais li ma xam daal tey Assane Diouf fi mu nekk ay ñaan la soxla
dimbali ko dimbali ay waajuram ndax ñun yónnee nañu foofu mu dëkk Géejawaay bëgg a tase ak waa këram bëgg a xool waa Géejawaay naka la ñuy dundee après attaque bi nga xam ne ay won rek ay voyous attaqué nañ ko kër ñoom Assane Diouf naka lañ koy dundee waaye kon ba mu def nee nañu kenn dootul yéey yàbbi ci waxu Assane Diouf pare nañ ci alors que kooku dafa nekk ci problème dafa nekk ci fitna dafa nekk ci kaso soxla ñu ko dimbali tey jii damay dégg à partir de Paris ñu ngi rassemblé wu parce que nee nañu il faut que ñu cotiser parce que am na benn ci avocat yi nga xam ne nee na moom moo koy taxaw dafay laaj 6 000 euros maanaam lu man ay 4 millions CFA pour taxaw Assane Diouf alors que xam nañu même bu ko avocat taxawee même bu ko avocat taxawalee bu fekkee ne décision gouvernement Sénégal mooy noppiloo Assane Diouf mooy tëj Assane Diouf mooy denc ko ca kaso bi ëllëg mu ko yóbbu hôpital avocat mënu ca dara donc ku jël sa xaalis nga jox ko avocat da nga sànni sa xaalis rek. lan nga xalaat ci nu mu duggee ci këru diine yi côté boobu dafa sensible trop ba mu dugg ci. xam nga dara warul a gën a bu nekkee ci république dara warul a gën a sensible que état que république xam nga république këru diine amu ci këru diine amul définition amul statut ci république këru diine rassemblement la boo xam ne ay citoyens ñoo fa nekk jeex na waruñu leen gën a màggal yeneen kër yi këru diine yi dafa mel ni man sama appartement ni këru diine yi sacré sama appartement noonu la sacré sama personne humaine sama jëmm noonu la sacré Assane Diouf mënut Tifara président de la république Tifara kenn ku ne ci gouvernement bi te warul mën a wax dara ci. te ba bi mu saaga président sax ci la saaga ñëpp bu bañ a wax fenn bu bañ a wax ci gouvernement bi war a bañ a wax ci kenn. mais mënuñu wax ne ñii la war a saaga. ak ñii la war a saaga. non bokkul xam nga yow ku laal sa appartement dina la laal yow mi propriétaire mais tamit taali bi ku laal sëriñam forcément day yëngu. non mais laal na sëriñ bi avant yëngu boobu waroon na xam ni que su duggee foofu rek du yomb. laal na sëriñ bi avant bi mu génnee ci internet bi di saaga ñi ni ñëpp di ko seetaan déjà boobu rek ñëpp la saaga saagalu Macky Sall kese mën nañ ne Sénégal ñëpp la saaga. pour commencer non mais ku nekk sa degré kii foofu mu toll. xam nga nee nga bu laalee sëriñ taalibe bi day gis boppam taalibe nga wax xam nga am na nit yoo xam ne sama classe bi amuñu sëriñ seen sëriñ mooy république man république mooy sama sëriñ donc boo ko laalee da même lu ma naqari est-ce que war naa jóg pour autant ma jël paaka ne dama lay songu wala dama lay rey benn question Youssou Ndour mi Assane Diouf di Tifara ba bu ne man dama dem Barcelone ma tase ak ay nit waxtaan ak ñoom di ñëw di ma ziara parce que xaritu Youssou Ndour laa Youssou Ndour seen sëriñ la benn waaye nee na ma saa yu ma géntee Youssou Ndour rek mooy dama am xéewal kooku Youssou Ndour sëriñ la ci moom kon foog nga ne waa ñoom dafa war a jóg mu dem rey Youssou Ndour. peut-être que jaralu ko ku nekk di la jaral loolu la nit ñi yamuñu. xam nga bu ñu nangoo ni dañu nekk ci république dañu war a bàyyi république mu fajal ñu suñuy mer ak suñuy naxar waaye ñun citoyen sénégalais bu ñu nangoo ni citoyen sénégalais lañu dañuy teg suñu ngëm teg ko ci ginnaaw doomu aadama waruloo ko gis rek xam kan mooy sëriñam déedéet parce que bu fekkee ni dañoo war a jiital kenn ku ne sa sëriñ mooy dem ci kanam kon dëkk bi du dem ab république lépp ci nekk ñu gëm ak ñu gëmati li gëm yàlla si boppam moo ne yërënte bi ku mu neex gëm li yow yaa imposé doomu aadama pour ñu gëm man yàlla su ma bëggoon ñëpp nekk ay jullit yërënte bi yàlla moo ko wax yërënte bi sallallahu alayhi wa sallam donc la gëm loolu moo teg yow bul imposé keneen par force dafa war a gëm sa sëriñ wala mu dee wala wax na sa sëriñ bi nga xam ne doomu aadama la wax na ko lii tey mu dee c'est valable pour Assane Diouf c'est valable pour leneen parce que dégg naa tey barki démb Gaston Mbengue wax lu jëm ci sëriñ Moustapha dégg naa tontu yi fu ne la jóge donc finalement bu mu toppee seen raisonnement mooy Sénégal soo bëggee kenn bañ laa wax ci dara na nga wuti ay taalibe. non pas loolu fii am nañ liberté d'expression d'accord démocratie am na mais tam
c'est pas parce que loolu am na fi que tu dois te permettre nekk di wax lu la neex. doomu aadama si boppam. loolu moo war a faj loolu. doomu aadama si boppam moo warul permettre di waxal doomu aadama benn moroomu doomu aadama lu nekk parce que doomu aadama si boppam la yàlla màggal la yàlla suturaal kenn warul xotti war ma boobu kenn warul xotti sutura boobu que muy Assane Diouf wala muy keneen bu ñu ko defee kenn ku ne jox sa morom cër kenn ku ne respecté sa morom bu ko defee jàmm nit ne ñooy Sénégal dina avancé. Babacar Touré directeur Kéwoulo ñu ngi lay jaajëfal wax ñu sa dernier mot. sama dernier mot mooy maa ngi ñaanal ñëpp atum 2018 bi ñu dugg mu gën a ñu 2017 yàlla def Sénégal am jàmm am naataange justice bi gën a fàttaliku ni buy rendre verdict daf koy def ci turu askanu Sénégal te askanu Sénégal boobu dafa ne jàmm la bëgg jàmm bu bari jàmm jooju nag laay ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ànd nañu ak ñun ci Kéwoulo ci 2017 bi di leen ji dajee 2018 te sàkku si yéen ngeen ñaanal ñu yàlla sàmm ñu làq ñu fu yàq yeggul yàlla suturaal ñu ubbil ñu ay buntu wërsëg yi nga xam ne dinañu jikk jërëjëf